Banda Diop salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar maa ngi nuyu waa RFM yëpp di nuyu Georges Déthié. am mbégte bu baax a baax teew fii. pour waxtaan ak auditeur ak auditrice yu RFM. yow yaay meeru Patte d'Oie ànd ak Khalifa Sall ci wàllu politique fosoon nga ci xeex bi jëmoon ci la ngeen jàpp ni nguur gee ko doon fexeel ba yóbbee ko lii ko dal fi mu toll. ñu dox atte ko ñaari yoon ci première instance après cour d'appel ñu dëggal daan yiñ ko daanoon mujj gi nguur gi génne ab décret président de la République daat koy wàccee ci bopp mairie bu Ndakaaru ñu dox tuuti ñu ni ku koy wutu am ñu la tudd ne yaa ngi defi pexe ngir jël place su Khalifa Sall xeetu coup d'état yooyu boobu ba léegi dégguñu la ci lu ci sa xalaat ak yëf yi nu mu demee. waaw Georges da nga may d'abord ma nuyu ma nuyu auditeurs yi ak auditrices yi jaale leen ci jënnub àdduna Bruno Diatta jaale leen aussi ci jënnub àdduna seen confrère bu tudd Kadi Fall. waaw dëgg la diir naa ko ensuite rafetlu bu baax a baax ci beneen registre victoire bi nga xam ne équipe nationale am na ko démb ci Lettonie. alors pour revenir ci sa question dama bëgg xamal la ni wéy bi ñuy wéyal pour gàntal yi nga xam ne moom lañu teg Khalifa Ababacar Sall ñun ñu ngi koy continuer di def comme ni nga ko waxee benn ba ñaari instance dëggal nañu ni téye nañ ko ci kaso bi boobu ba léegi ba bi mujjee ñu def révocation bi alors defuma pexe pour jël li nga xam ne moom la yoroon ndax man xëccoowuma ak Khalifa Sall li may xëccool mooy fexe ba li nga xam ne moom la ñu bokk moomeel ñu mën ko sàmm te ci loolu laa ni fësal ni bokk naa ci ñi nga xam ne dañ ko bëgg jël dañu bëgg doon maire de Dakar. loolu la nit ñi ni ŋàññee ñi ànd ak Khalifa Sall ne yëf yi yeggagul ndax yóbbu na clamé ci cour suprême yow yëf yi sotteegut nga taxaw samp sa ndënd ne da ngay jël place am. waaw dama bëgg xamal nit ñi ne ni ma amee liberté pour fësal li ma bëgg noonu la ñu amee liberté pour def seen interprétation selon ñoom ni ñu ko bëggee mais dama bëggoon wax ni. fi mu nekk ni ñun ñëpp li ñu war a boole ci sunu réflexion mooy fexe ba li nga xam ne mooy révocation wu Khalifa Sall bi dafa di acte boo xam ne décret bu njiitim réew mi jël la te décret boobu nag mën nañ ko attaquer mais ñi ko war a attaquer mooy conseil juridique yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dossier bi waaye ñun nag aussi à notre niveau jàpp naa ne war nañu def preuve de réalisme politique parce que même bu ñu defee recours du am effet suspensif. xaw a yàkkamti tuuteem. non yàkkamti amu ci réalisme la rek réalisme la dafa c'est-à-dire que Olof Ndiaye dinay wax ne bu ndox tuuroo an baax a des donc jàpp naa ni. nguur gee la ngembam déet ndax ñeneen ñi am na réunion bu amoon ca Tanor Dieng yaa nga ca woon ak ñoom seen. loolu moom dama koy gàntal man kenn ngemb ma lu dul. réunion boobu nga demoon ca Tanor Dieng moom lu mu. réunion bi ma demoon ci Tanor Dieng ay collègues ñoo toog pour waxtaan ci situation bu bees bi te am na kilifa politique bu mag a mag bu naan wax ni dialogue il faut le provoquer c'est-à-dire que bu fekkee ay nit dañu toog pour waxtaan pour échanger ci benn cadre ci li nga xam ne ñoo ko bokk moomeel fekk ko baax na ci wax ci sa xalaat. mais nuñ mën a jàppee ab ndaje wi nga xamante ne ña fa ëppoon ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar yow mi nga xamante ne ci farandoo Khalifa Sall yi nga bokk nga dem ca ndaje woo. ndaje boobu d'abord dama la bëgg wax ne ndaje mi. ay conseils municipaux yu ville de Dakar ñoo fa nekkoon man conseil municipal yu ville de Dakar la jàpp naa ni fépp fu ñu toog pour waxtaan. mais ay conseillers Benno ñoo ci ëpp. duñu ay conseil seen ndaje lañ ko jàppee woon. Alioune Ndoye conseil Taxawu Dakar la. Alioune Ndoye a été élu sur la liste de Taxawu Dakar. Alioune Ndoye moom jóge na ci yéen. ma ni Alioune Ndoye a été élu sur la liste de Taxawu Dakar Jean-Baptiste Diouf a été élu sur la liste de Dakar man conseiller Taxawu Dakar la. mais ñaar ñooñu ñëpp ngay wax ne Alioune Ndoye muy Jean-Baptiste ñooñu xam nañ ne déjà wane nañ seen pété. yàgg na non affaire yi nag du mbiru camp. affaire yi mbiru waxtaan la ci li nga xam ne ñoo ko bokk moomeel. lu tax yëgoo ci ak ñi nga àndal ci Khalifa Sall lu tax yëgoo wecceeg ca gars yi nga mel ni ku rocceeku raasaatu mbir bi rek dugg kër Tanor. su fekkoon rocceeku daf ci am damay gàntal ne dama koy miim dama ni assumé naa ni dem naa fa ndax foofu bërëb boo xamante ni la dañ fa doon waxtaan woo xamante ni ay conseils municipaux ñoo fa doon di waxtaan ci wàllu
Tanor Dieng jiite réunion bi moom mi nga xam ni mooy jàmmarloo Khalifa Sall njëkk ci biir parti bi laata sax li ko dal ci ak Macky Sall di ko dal. mais Tanor Dieng man ak Tanor Dieng dañu am ay rapports yoo xam ne c'est des rapports de plus de 20 ans Tanor Dieng suma kilifa la suma mag la suma ku may xelal la Tanor Dieng nag moom rëq-rëq yi ma am ak ñeneen ñi du yàq sama relation bi nga xam ne moom la am ci moom Tanor Dieng damay échanger ak moom régulièrement. li ngay wax li ngay wax dafa mel ni cohérent wul ndax c'est vrai rapport personnel dëgg la waaye taxawaayu politique boobu ba léegi mooy ci Khalifa Sall nga féete lii coowal politique la nga beddi waa Khalifa Sall dem tafu ci Tanor ndax bëgg mairie bi. ndax politique defe nga ni dinañu rombante ñun ay sénégalais duñu nuyonte duñu waxante vous pensez que ñi nga xamante ne ñoom ngay invité chaque jour ci chaîne bi bu nu rombee un responsable de Benno Bokk Yaakaar wala koo xam ne bokkuñu camp moom dinañ wax duñu waxtaan ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk suñu sénégalais saa yi bu coow wala dara amee Sénégal dañ koy bokk toog waxtaanee ko. leneen ñu nemeeku ko demoon nga fan yi passé ci Khalifa Sall ba nga fa jógee ci sa page Facebook bind nga ne ni moom bénir na sa initiative yàggut ki nga xamante ne mooy conseiller politique am weddi lu ni mel dëgg gi fan la féete léegi. dëgg gi mi ngi féete ci man li ma fësal man dama dem seeti suma mag man Khalifa Sall du maa ngi koy doog a seeti ci dama ko dem seeti ndax dama koy def régulièrement ensuite dama ko dem seeti parce que kilifa la te figure emblématique la bu taxawu Dakar ba ñu demee aussi seet naa ko nemmeeku ko ci coow yi nga xam ne am na ci ville de Dakar waxtaan nañ ci ba ñu pare itam ma fësal sama candidature te bi ma jénnee comme ni ma koy defee chaque jour damay taxaw sàkku ñaan man de loolu laa fësal léegi nag développement yi nga xam ne am na ci presse bi loolu développement yooyu ñi ngi ko def ñoom la engagé. oui mais nee nga wax ko sa candidature bi nga bëgg. moom lu ci tontu ba. yow jàpp nga ni li ñu waxtaanee ci biir lieu de privation de liberté muy lieu carcéral lépp dañ koy jénne li ma jénnee noonu li ma jénne ki sama page wax ko assumé naa. gaa ñi ne da nga waxloo Khalifa Sall lu mu la waxul nga ni ànd na ci nga wuutu ko ci mairie bu Ndakaaru. est-ce que du ñoom ñoo wax loo Khalifa Sall loo xam ne waxu ko ndax itam jàpp naa ne bu fekkoon am nañu maturité bi dinañu fexe ba mbaanu ci suma digganteeg Khalifa Sall te jàpp naa ni la ñu waxtaanee sunu diggante la yam te la ma fësal itam kenn mënu ko weddi kenn mënu ko xaxar. au final seen ànd bi est-ce que du dem ba tas ndax lii. ànd bi mënul dem ba tas xam nga la moo ko mën a tas mooy ma fësal parce que jàpp naa ni tey maay candidat bi nga xam ne maa njëkk a fësal ni bëgg naa wutu Khalifa Sall ci ville de Dakar te encore une fois xëccoowuma ak Khalifa Sall parce que Khalifa Sall saa yi mu nekkee candidat yëpp dama jël topp ci gannaaw donc bu xam nga lan moo mën a andi yàq ànd mooy kii ne bëgg naa keneen ki ne bëgg naa mais jàpp naa ni tey jii ci wàllu taxawu Dakar bi nga xam ne moom la ñu moom jàpp naa ni man kese maa fi fësal ni candidat la te bu fekkee bëgg nañu unité boobu continuer parce que man dama la bëgg rappeler ni ci combat yi nga xamante ni moom la ànd ak Khalifa yëpp laajtewuma explication Khalifa danaan fii la rek ñun ñu ànd ci tey jii nag jàpp naa ni Khalifa àndandoo bi ñu àndandoo depuis 2009 lu bëree fësal na ko mosu et puis xëccoowu dama def preuve de réalisme dama ni comme lii am na nanu fexe ba taxawee ci nii ci taxawaay boobu man bokk naa ci ñi nga xamante ni bëgg naa ko léegi nag naka la yàqu mooy ma ni bëgg naa keneen na bëgg naa bu ko defee mu indi benn genre dispersion ci rang yi mais bu ñëpp toppee sama gannaaw rek jàpp naa ni lu ñu bëgg dina am te incha allah comme collège la comme ëpp ma fa xam-xam comme collège la ñun ñëpp dinañu àndandoo ci liggéey bi. buñ ca yeggee boo sàggantul ñeneen yëkkati seen loxo de. am nañ ci droit ni ma amee droit yëkkati noonu la am droit ñeneen la yëkkati mais dafa am leneen loo xamante ni dañu ko war a sàmm li ñu war a sàmm mooy suñu unité d'action ak unité de groupe mooy groupe bi bu fekkee dañuy liggéey sur la base de consensus dañuy liggéey sur la base de confiance ñu fexe ba loolu ñu dëggal ko fayal man en tout cas ci li ñu épreuve yi ngi nekk ci ville de Dakar yëpp muy poste adjoint au maire muy poste haut conseil muy poste président de commission muy poste Massamba wala Mademba mosuma cee xëccoo jàpp naa ni tey jii am na aptitude boo xamante ni dans le conseil municipal te jàpp ma ne man kese maa ko am na ñeneen ñu ko am na sax ñu jàpp ne aw ma xam-xam bi waaye nag jàpp naa ni man dama bëgg ñu liggéey ci liggéey boo xamante ni liggéey am na ñu jàpp ni da ngay raam di pes rek waaye ci kër Macky Sall ngay mujjee. loolu pour le moment actuellement dans le concret man maa ngi fii ci taxawu Dakar
maa ngi ci bay sama waar. waaye lu ne mën naa xew àdduna mën naa dox ba nga fekki Macky Sall. lu mën a nekk la jamono jii may waxee ak yow. maa ngi ci taxaw Dakar jamono yi di ñëw laa wax. jamono yi ñëw nag lay am ak la koy sooke. loolu mun ma ko man li fi nekk fekki Macky Sall moom doon i déet quoi da ngay bàyyi jamono di dox. jamono ji ma ne. fii ci jamono ji may wax ak yow janoog yow maa ngi ci taxaw Dakar sama candidature fësal naa ko maa ngi tàllal loxo waar. ñoom Benno Bokk Yaakaar bu ñu la jàppalee ba nga jël mairie Dakaru ne la dañ lay jàppale nga fekk suñu. di nga ko nangoom man du ma réfléchir ndax Benno Bokk Yaakaar xam nga conseil municipaux yi 100 lañu. 100 yooyu am na ñu ci bokk taxaw Dakar am na ñu ci bokk Benno Bokk Yaakaar am na ñu ci bokk APR am na ñu ci bokk ci société civile bi man incha allahu rabbi ci li nga xam ne moom laa bëgg képp ku ci taxaw dinaa dem ci sa wet waxtaan ak yow échanger ak yow pour wax la ni lii sama bëgg-bëgg la te ñëwal ñu ànd ci ñu liggéey. encore une fois nag dama bëgg replacer sama contexte candidature sama candidature bi candidature de consensus laa bëgg mu nekk ak transition forte. beneen bi aussi mooy candidature bi dafay ancré waat ville de Dakar ci dispositif de l'État. donc loolu mooy li nga xamante ne mooy mot phare yi nga xam ne man en tout cas fësal naa ko ci sama candidature. yow wax nga li nga xam ne moom nga bëgg ci ñoom ndax ñoom. waa Benno Bokk Yaakaar Macky Sall peut-être jéem nañ laa woo nga fekki leen. loolu jàpp naa ni du solo émission bi ndax. woo nañ ma ndax loolu yëpp ci la émission bi nag ñun moom ñoo cay wax lu nu soob dégg nga. ndax woo nañ ma woowaguñ ma pour ma fekki leen mais li ma jàpp mooy fépp foo xamante ni conseil municipaux ma nga fa toog di waxtaan comme réunion bi ma demoon. ci kër Tanor Dieng wala réunion bi nga xamante ne moom lay dem ci taxawu Dakar ndax taxawu Dakar aussi ñoom ñaari at a ngi nii réunir aguñu mais bés bu ñu réunir man aussi dinaa ñëw fësal sama candidature moo tax may wax nit ñi nañu jënd ci émotion bi te dugg ci réalisme bi mooy tey jàpp naa ne ay la yëwoon bu intérim bi jeexee danañu changer Khalifa Sall te bu ñu changer ko nag pour ñu bañ a mbir yi sax bañ a rëcc suñu loxo baax na vraiment ñu jël kenn koo xamante ni ci ñun la bokk te kenn koo xamante ni jàpp nañ ne mën na ko def te aussi li may woote mooy man jàpp ma ni maa ëpp xam-xam wala maa ëpp xalaat mais dama jàpp ni man maa def déclic bi pour que ñeneen ñi ñëw ànd ak ñun ñu nekk ci dans un collège pour gérer Dakar pour intérêt Dakar yi ensuite fexe ba aussi li nga xamante ni moom la ñu mën a defar ci at bi ñu defar ko te def ko ci jàmm ak dal. li tax nga samp sa candidature nga ni mooy dangaa jàpp ni il faut être réaliste maanaam décret bi moom bi wàccee Khalifa Sall moom dangaa jàpp ni kenn mënu ci dara. day am naam clamé am na mën naa am ca Cour suprême xaw ma am naam amagul noonu nga jàppee itam ne candidature Khalifa Sall ci élection présidentielle yi dañuy sonn rek waaye du sotti. ndax yëpp ànd. déedéet loolu yeggaguñ ci. waaw mais dañ la koy laaj ndax ni nga jàppee ni wàcce gi ñu ko wàccee kenn mënu ci dara noonu nga jàppee itam ne candidature am ci élection présidentielle yi du sotti. jàpp ma ne wàcce bi ñu wàcce kenn mënu ci dara dama jàpp ne wàcce bi ñu ko wàccee. def nañ ci recours boo xam ne suñu conseil juridique yi ñu ngi koy def loolu seen rôle la mais le combat juridique n'est pas le combat politique le combat politique c'est le réalisme beneen bi aussi mooy man fësal naa ni Khalifa Sall mooy sama candidat pour présidentiel d'ailleurs parrainé naa ko te fa ma dëkk ci gox ba ma dëkk boo demee tey di nga gis ni feuille de parrainage yi ñëpp a ngi koy remplir ci anam bi nga xam ne mooy anam bi gën a rafet loolu c'est une question boo xamante ni évoqué question bi ñu jàpp mooy effectivement Khalifa Sall mooy suñu candidature pour l'élection présidentielle mais du tee itam te bëgg naa aussi yàlla dimbala ñu ba ñu gàntal décret bi nga xamante ni mooy révocation bi. mais jamono ji est-ce que yow sa initiative jëm ci wàllu mairie bu Ndakaaru ndax instant yi nii bokk na ci say préoccupation bu nekkul sax préoccupation bi nga xamante ne moo gën a fës est-ce que du gantal sax li nga xamante ne moo jëm ci wàllu élection présidentielle bi ñu dëgmal parrainage bi nga bañ koo jox solo si mu am. man de parrainé naa. xam nga parrainé bokkul ak dem ci mbir nit ñeeg di leen jéem a convaincre. mais ñun équipe lañu ba ñu waree choisir suñu direction parrainage dañ ko jël jox ko Idrissa Diallo. ñu def benn équipe boo xamante ni ku nekk ca gox ba nga dëkk am na loo war a def jàpp ma ni man kese maa war a jouer rôle boobu ñun ñëpp ñoo koy jouer te collectif la te man itam maa ngi ci nekk di bay suma waar loolu c'est un autre domaine. maintenant ndax loolu dina tax ñu def leneen man loolu jàpp ma ko jàpp naa ne man dama nekk ci benn logique politique boo xamante ni moom moo am ñu ngi effectivement attaquer le décret sous l'angle juridique kooku ay conseils ñoo koy def mais sur le plan politique quand même. attaque boobu ñuy attaqué sur le plan juridique. du effet suspensif ci li nga xam ne moom mooy délai d'intérim bi je pense que il faut qu'on soit réaliste. il faut qu'on puisse réfléchir buñ ci demee ba war a fal nga seetlu ni
conseil yi ànd ak Khalifa Sall ca mairie bu Ndakaaru sot nañ la ba jëloo yëf yi ndax da nga ciy tirer conséquence politique maanaam da nga leen di bàyyi. c'est-à-dire que ni ma amee conviction pour déposer suma candidature pour occuper mairie Dakar la ma koy teggiloo conviction wu ne la ñu war a def nañ ko ci anam bañ ko war a defee bu fekkee dañ ko complot wala waxtaanee ko wala réunir ko en petit groupe man loolu du ma mën a engagé man li ma mën a engagé mooy fexe ba. dans buñ ko defee sot la complot la da nga leen di bàyyi. xam nga boo waxee sat rek sat day indi complot. dama jàpp ne lépp lu ñu war a def dañ ko war a waxtaane comme nañ ko daan defee ndax loolu la ñu Khalifa Sall jàngal mooy ñu waxtaan def consensus jàppalante def solidarité jàpp naa ne ñi nga xamante ne ñoo ko mën a def ñooñu ñëpp tey jii bu ñu xoolee seen bopp ville de Dakar am na pàcc boo xam ne jox nañ leen ci pàcc bi nga xamante ne nag moom moo des muy tey jii loo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy rëccu ñu ngi koy regretter man moom laa laaj donc suñu complot yi itam ba ni. da nga ci génnewul complot ci sa àndandoo yi. da nga ci génnewul complot. dégguma bu baax question. da nga ci génnewul complot ci sa àndandoo yi. non gàntal sa candidature. non am na ñoo xamante ni situation bi nga xamante ni tey du lépp la ñu war a wax mais situation bi ni mu mel ni daf leen arrangé ndax ci la ñu mën a évoluer mais je pense que tey. ci seen camp bi. waaw je pense que tey jii non man affaire camp ak guerre man c'est pas man boo seetloo suma engagement ci combat bi. ça a toujours été ak guerre moom noo ànd. ça a toujours été un engagement rationnel. basé sur le réalisme li nga xam ne moom laa ci war a dox rek moom laa yëkkati dox ko ci mais dama la bëgg wax ni man évolué wu ma ci camp dama conseil municipal bi nga xam ne moom mooy bokk moomeel bi ñooñu ñoo amee baat bi nga xam ne mooy baatu Dakar. jërëjëf Banda Diop maire Patte d'Oie. baatu Dakar. jërëjëf Banda Diop maire Patte d'Oie. baatu Dakar. jërëjëf Banda.